téléspectateur Infos Rewmi ak Grand Théâtre TV ñu ngi leen di jaajëfal di am mbégte contentement kon leen koy defee saa su nekk rek tey ñu dalal gan gu mag di Bijou Ngoné nekk journaliste nekk aussi tamit animatrice ci kër gii di RTS2 Bijou ñu bàyyi la rek nga nuyoo ko mbokku téléspectateurs yi après ñu daal di woyal li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi. waaw maa ngi lay fay di nuyu Talla sama xarit wax dëgg yàlla nee naa ko yow bu jafee it yow loo bëgg ci man danga koy am. di nuyu seen mbokk internet yi ñuy seetaan yëpp à travers Grand Théâtre TV di leen jaajëfal bu baax. Bijou nga nekk dame de fer nekk ku xamante ni day yëngu ci wàllum média te média ku ne gis ne ni mu mel wax rawatina aussi tamit ngay yëngatu ci wàllum li nga xamante ni moom mooy communication ak événementiel tey ñu bëggoon rek nga retracer ñu un tout petit peu kan mooy Bijou ak. pour ma wax. ma personne loolu day dina xaw a difficile ndax Bijou Ngoné comme j'ai l'habitude de dire benn soxna la benn taalibe nekk sénégalaise di bay waaram fii nekk 2STV wax dëgg yàlla nekk bon ci ay mbiru boppam it ci yu bari en quelque sorte tënk Bijou Ngoné wala wax mooy kan ci sa bopp day xaw a jafe waaye nañu jàpp rek nii rek benn soxna la benn taalibe boo xamante ne saay mi ngi bay waaram en quelque sorte. ci bay waar boobu sax ci la ñuy tàbbeek yow ndaxte taxawal nga kër gi nga xamante ni moom mooy Défi Podium nekk kër bu xamante ni day taxaw doomu aadama yi rawatina ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum média rawatina ñi yëngatu ci wàllum communication ana tey lan mooy njëriñu kuréel boobu ngeen taxawal. Défi Podium bon agence de com et d'événementiel la woon léegi war na am xanaa Défi Podium nag mi ngi bëgg yàgg quand même quoi qu'on puisse dire parce que moo jur lépp tey mën nañ ne moo jur BD 360. ak yeneen Défi Podium yàgg na du daanaka moom gi ma ko moom nekkuma sax ci bopp bi duma ci sax bëgg fës ndax ñi ngi doxal seen ay distribution seen ay liggéey normalement donc ça n'a rien à voir ak li nga xamante ne man moom laa jàng maîtriser ko di ci dox nii donc kër la goo xamante ne li ma ciy wax sax du bari parce que du activité bu nécessité trop de paroles trop de communication waaw. d'accord Bijou dégg nañ la bu baax ngay nekk tamit cantakun te nga nekk ko xamante ni ginnaaw yàlla mun nañ ne Cheikh Béthio moo la njëkk a may borom kër tey nga dégg coow li nga xamante ni am na ci wàllum héritage am ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay soxnaam ak rawatina ñi nga xamante ni moom mooy ay doomam te yow nga nekk ko xamante ni cantakun nga ana ban gis-gis nga am ci mbir mi. cantakun bon loolu laa njëkk a nekk dama jàpp ni sax bi yàlla waxee alastu bi rabbikum man sama rubi ba mu nee ballee dama ne cantakun laa doon en quelque sorte. waaw comme ni ma koy waxee biñ ne alastu bi rabbikum en quelque sorte man sama rubi ba mu nee ballee moom cantakun laa doon donc cantakun loolu moo jiitu lépp li ngay wax ni yëpp loolu suñu foi la suñu gëm-gëm la donc quant à question bi nga ma laaj léegi man je me dis talibé de Sëñ Béthio donc du coup la personne de Sëñ Béthio et la personne ak personnage u Cheikh Béthio et sa famille cela ne m'importe pas quant à man Sëñ Béthio en tant que sëriñ bi mu doon ci man moom lay kippe géréw ma parce que nit boo ko dénkee sa bopp nga dem mooy sa sëriñ lii nit ci moom amaana boo ko fa xaaree wala nga ko fay seetlu rek sa taalibe dina des te man bëgguma luy taqal suuf sama taalibe ndax damaa jug bëgg doon murit saadix bëgg koo doon parce que doon koy dafa jafe lool sax doon murit rek dafa jafe
te man sama biir xol loolu laa bëgg doon loolu tax may jéem a bañ a nekk di xool lu négatif ci nit ba di ko ci gis wala ma di ko toppee ci loo xamante ne négativité am la lii nit ci sëñ Béthio man ñoruma lijjantiwuma ko je suis cantaakoon je suis talibé du Cheikh et que Serigne Saliou mi ma booleeg moom côté boobu laay sàmm côté boobu laay dox en tant que talibé mais lii sëñ Béthio daal ay mbiri nitam ak mbiri àddinaam ak mbiri soxnaam ak mbiri famille moom loolu man lijjantiwuma ko je suis cantaakoon je suis talibé dafa war a yem place su talibé waaw. ci jamono ji ñu gis ne tamit macha allah yàlla wërsëgee waat na la borom kër ba ñenn ñi sax di wax ne ki nga xamante ni moom mooy Bijou xëy na dafa am bayre léegi nag sa moromu jigéen ñi nga xamante ni ñoom xëy na ñu ngi bëgg borom kër amaguñ ko nee nañ fi mu toll nii nga wax leen ñoom bayre bi fan nga ko jëlee. bayre nga ko tuddee est-ce que bayre la est-ce que bayre la est-ce que bayre la waxuma ñu ko amul dañu ñàkk fayda wala dañu ñàkk fulla waaye man ñàkk ma fayda ñàkk ma fulla su ma doon sa tasit te ñaanuma ko yàlla parce que gëw ma ne sax dina amati ci àddina waaye bu ma ko doon defit 100 fois ma koy amaat 100 fois waaw ci xam sama bopp xam li ma Sëriñ Tuubaa defal xam li ne ci man waaw loolu moom saa waay bu la dara naqari du ma some ci àddina waaw chômage boobu ñuy wax man du ma some déedéet parce que xam nga tey dañu nekk ci milieu boo xamante ni dafa xaw a compliqué muy milieu showbiz te showbiz amaana ci ñi ma ko sañ a wax boo ci nekkee nekk soxna di génn ci télé pour ñu étiqueter la caga wala nit ku bon dafa yomb li tax ma bëgg a dee ci confrontation xam lan la dama bëgg ku ma war a wax tooy na ma wax la tooy na ku ma war a wax woon na laa lay wax ci saasi waaw moo tax dinaa dee ci confrontation ndax dafa bokk ci li may tàggat ci li nga xamante ne dinaa ko sóoraale ba du ma dëgg sama tànk ci lu bon ginnaaw murit gi ma doon te waruma def lu bon beneen bi ci topp mooy milieu showbiz bi da lay jay boo nekkee ci télé benn ñaar nit boo génnee ñu commencé laa wax commencé ñaar tuñ sa turu ñu commencé woo téléphone déedéet boo génnee ci télé rafet loolu mel ni nga war a mel nit ñi topp la nga yaakaar ni dangaa xewoo gars yi daanaka dañ lay paasante et que télé bi mooy star bu ñu demee ba gisatuñ la te jigéen tey jii démbam la ñuy xool góor la ñuy xool futuram waaye jigéen démbam la ñuy xool te baax na ci ñuy sóoraale di xam fu ñuy teg suñu tànk waaw teg suñu tànk boobu nag mooy tax à chaque fois peut-être bu ñu duggee ci dara génn ci duggaat ci dara duggaat ci lu am fulla parce que tey ñaanuma yàlla man amaana sa amul sama benn divorce bu ñuy bind ci internet bi daanaka parce que duñ ko xam ndax duma ko doxee du man daanaka soowu sama divorce ak sama mariage daanaka les gens se disaient attends bi kii kañ la divorcé bay mariage donc du ma doxee doxinu ku ñu war a jël sax saa waay bay kenn di ci am benn sama vie privée la aussi certes boo demee ba nekk nit ku siiw sénégalais yi moom kenn ku ci nekk yow yaa dem ba yaa exposé sa life waaye man fexe naa ba lijjanti sama bopp doo dugg ci Facebook gis ma lijjanti sama exposé sama bopp wala Instagram parce que yooyu bokkuma ci ñi am idéologie boobu waaw damaa xaw a carré ci benn côté ñu baal ma ci loolu mais nit ku nekk ak ñi nga mel man j'aime ma personne damaa fonk sama bopp sëñ Béthio daan wax naan ne vous marchandez pas si vous valez plus que de l'or donc man wuli daal nu mu la gisee la lay ëwalee te mënoon naa def it comme ni sama morom mi di def wax dëgg yàlla gënuñu maa xam yoon bi gënuñu maa xam comment ça se passe xam ñu et puis nante laa sax ataala xam naa comment ça se passe xam naa naka lañ koy defee loolu moom mën naa ko lool sax waaye du ma ko def bu ma ko waree def it du dama koy exposé waaw. kàddu yi am na solo dañuy dugg rek ci sa wàllum li nga xamante ni mooy liggéey gis nañ émission bi di confrontation des fois ni muy méttee ak sa invité yi Bijou nan ngay dundee mbir mi. naturellement su ma fekkoon may naan café damay yeggali sama kaas café ba mu jeex continuer
su ma fekkoon may poudre damay cappal ba mu egg it ma dugal ko sama saak commencé bu mu ci mënti doon naturellement émission la boo xamante ne Sénégalais yi ñu ngi koy commencé comprendre ñu ngi koy commencé miin donc nekkatuñu di wax concept bi lii la nekkatuñu di wax conception bi lii la confrontation gars yi xam nañ ni que ku ci dem ba ne pare nga pour ñëw ci xam nga la fay xaar xam nga yan question lañ la fay poser donc am na nuñ koy tuddee ni ko Olof Njaay di tuddee ku ñëwee dañ laa déy téléspectateurs yi aussi ñoom dañu toog au début metti woon na parce que gars yi dañu doon wax gel bi day woo gars yi di leen jaxase ci plateau yi ñuy xeex di xuloo boobu comprendre lu ñu woon lan mooy conception émission bi alors que confrontation c'est les célébrités qui sont tout le temps au devant de la scène qui prétendent s'aimer alors qu'ils sont loin de l'être ñoom la ñuy teg sur le même plateau mais actuellement ñuy dem di dox ba concept bi day dem en fonction de idéologie sénégalais yi en fonction de buzz bi fi muy demee actualité bi ni muy doxee pour émission yi bañ di caduc comprendre nga ñuy mën di tegal gars yi ci table bi loo xamante ne bu ñu leen captiver les gens à nous regarder en quelque sorte donc et puis c'était pas nécessaire c'était pas évident du moins jéem nañ def suñu kéemtalaay kattan ba bokk ci émission yi gars yi di seetaan sant yàlla la rek mais nag quant à naka lañ jéem a def wala duma ci am problème gëw ma ne dinaa ci mës a am problème parce que ça dépend ci invité bu ci nekk ni ngay ñëwee toog ak ni ngay aborder say question pour bañ a frustré wu. tey di jour bu spécial di anniversaire bu kër gi nga xamante ni moom mooy 2STV te gis nañ bu njëkk ni nga xamante ni noonu ngeen ko daan doxalee mais ginnaaw bi nga xamante ni mbas mi wàcc na fii ci Sénégal yenn yu bëri ci activités yi dañ ko mujj dakkal ba jëmbi jamono ana tey bisu min gisoon mi daan def préparation yi di waajal lu ci mel ni ay sabar ak yeneen organisation yi ñeeg ànd ak jigéen ñi tey mbir mu mel noonu dund leen ko te seen mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo baaxoo di seetaan télé bii di 2STV ana ban message ngeen di lancé ak loolu leen di dénk. waaw dañuy santaat encore suñu téléspectateurs yi xam nga 2STV bu ne am na 17 ans daanaka 17 ans ci olof mooy njegemaar la bu ñu nee njegemaar mooy ci tubaab ñu ne tu es majeur maintenant et vacciné du dëgg donc lu waay neex def fi mu ne nii ci kër gi foofu lañ toll lu waay neex def fi mu ne nii fii maturité bi fi nekkagul fenn donc damay ñaanal yeneen gars yi ñu dund ba am 17 ans waaw donc ñun ñu am 17 ans it yàlla nañu dund ba am ay 100 ans sinon mbas mi comme ni nga ko waxee gis nga sama baat bi ni mu déwee donc semaine bi yëpp ci préparatifs yi tey ci lañ nekkoon mais tawféex wax dëgg yàlla sant yàlla sabar geeg yi daan am centenaire rek yi daan xew yoo daan mais mënul am parce que dajaloo dañ ko tere donc yooyu yëpp fexe nañ ba defal ko gars yi ci télé mais dara du leen rëcc parce que tey programme bi chargé boo xamante ne du ma wax sax tey la yem semaine bi yëpp la ndax commencé nañ ko vendredi ba vendredi bii di ñëwaat anniversaire bi du jeex waaw anniversaire bi du jeex. dimanche le 21 nekk journée mën na fête de la musique ngay doon yëngatu ci ñi nga xamante ni moom mooy staff ku ci mel ni Wally Seck ku ci mel ni tamit ak Ngaaka Blindé tey bu fekkee ne dañuy xewal musique ana ban gis-gis nga am ci mbir mi. dañuy xewal musique bi xewu musique bi de tey moom ku ne da ngay toog sa kër rek waaw tey moom ku ne da ngay toog sa kër rek boo laalul plateau yi da ngay toog sa kër rek waaw parce que corona moom moo xew fi mu ne nii kenn xewul mais corona xewul. kii ñii ci dof yi ma yàlla booleel ci la bokk ci dof yi ma yàlla booleel ci la bokk waaw kër gi daal gis nga famille bi fi am fii moom ñi ngi sant yàlla bu baax di ñaanal sénégalais yi ñu ñaanal ñu xoolal kii di daw di ñëw mel ni ku am lu mu def dafa bëgg lekk quoi yaa ngi dégg moytul gars yi lekkal jox ko yaay kër gi waaw yaay kër gi ndaw ngi nii waa kër yi voilà mais respecter distance bi mais respecter distance bi ama yey taala nekkee ñoom ñi nga xamante ni ñoo fiy liggéeyee est rek dañuy bàyyiwaat ki nga xamante ni moom mooy Bijou rek mu continuer
continuer wëyal waxtaanam ak mbokku téléspectateurs yi. ñoo ko gisandoo woon gis ngeen kër gi di 2STV ni nga xamante ni noonu lay ñi nekk ci kër gi di saafonte ak ni nga xamante ni noonu lañ kafe di rees saa su nekk rek dañuy bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Bijou mu wëyali li nga xamante ni moom mooy waxtaanam ba pare tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi koy seetaan. di leen jaajëfal gis nga kër gi moom wax dëgg yàlla gars yi ñun ñëpp benn lañ te ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax kenn ku ci nekk respecté nga sa morom et puis harmonie bi fi am amour bi am ci ñëpp da nga koy gis ci plateau yi kenn ku ci nekk tey jii Omaro buy tourné tu as l'impression que ni Bijou Ngoné mooy tourné ñoom ñi mujjee ñëw ñëpp da ngay gis tamit amour boobu nga xam ne fekk si nañ ñu ci loolu Pape Sidi Modou Mbaye man su may def émission boo xamante ne spécialité Pape Sidi la wala spécialité Modou Mbaye dama naan Modou Mbaye tey émission bi man mooy loolu de man sama nekk si xam nga tourné ma tey daanaka moo may kaleel daf may kaleel te man ma am chance su mën saafante ak ñoom ñëpp parce que tey sama émission day mën a laal ñoom ñëpp seen ay spécialité donc damay mën a xëy tey am jël Adama Kandé mu coaché sama émission tey damay mën a am tey ji benn xëcaa ne ko wool ma booy nga woo bi daan confrontation léegi nii may wax ak yow ak charge ak liggéey bu bari bi nga xamante ne ñu ngi koy def fii daanaka man confrontation defatuma dara je fais rien du tout lampe fii da ngay ñëw ñu mettre la à l'aise madame Ndiaye daf ma génneel équipe boo xamante ne ñooy gérer sama émission parce que xam nañ ne que temps bu bari bi amatuma ko Big Taf mooy coordonné lépp léegi tout damay ñëw toog balaa may ñëw 1 heure avant ñu ne ma diw ak diw la ñu wax dinaa xam ne que semaine bii diw laa war a dalal toog tournée laay am après jug dem li émission bi engouement bi muy am wala soit bés bi ñu ciy wax yëpp 10 minutes avant xaw ma ci laay wala ci biir émission bi même ci laay retrouver mes esprits di tourner je tourne donc c'est quelque chose boo xamante ne c'est naturel kër gi tout le monde ki si biti ki si gardien bi porte bi ñu ko commencé Diédhiou Père Ba tout le monde ñëpp da ngay gis nit ñi kenn ku ci nekk am nga fi tey ba dañuy sant yàlla quoi parce que lii tamit c'était pas évident ay nit yoo xamante ne kenn ku ci nekk mënoon nga ne damay ñëw tourner sama tournée pare dem ñibbi xam nga du ñu nangul kenn wala du ñu nangul keneen te et puis bu ñu ko defoo nit ku ne am nga fulla sa fulla bopp ñoom it wax dëgg yàlla ay star lañ et puis am nañ ay talent quoi qu'on puisse dire c'est des gens yoo xamante ne nit ñi dañ leen a bëgg donc dañ leen ci remercier di ñaan waa Sénégal ñu ñaanal ñu continuer ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla loolu la ñu yàlla nattu laa koy wax parce que dama defe ni nit du bëgg di toog di exposer boppam ñu di la saaga ndey wala ñu di la wax quoi que ce soit du dëgg donc nattu la mu tegu ci ñun tegu ci suñu famille donc dañuy ñaan sénégalais yi ñu ñaanal ñu li ñu bëgg yàlla def ko mébét bi continuer ndax ñoom ñu am li nga xamante ne loolu la ñuy xaar ci ñun waaw merci beaucoup.